sa roga dem na xolom fanyu do achacha fanyu do achacha way salngari lam toro jarama way salngari lam toro jarama jiital imam di ci teg borom dëkk di sama doomi nijaay di Baba Ñang di nuyu Dabbo ak sama bàjjan ak mbooleem kilifaay dëkk bi di nuyu jigéen ñi di nuyu xale yi di am kontante tey di taxaw fii ànd nag ak gan goo xam ne ku nekk bëgg na mu seetsi la muy le directeur général de la Sénélec muy Pape Demba Bitèye jigéen ñi tàccu nañ foog naa ne ñàkkam courant sonal na leen tabaski gi wàjji ngeen ba guddi te bu ngeen amoon courant am frigo da ngeen mën a denc seen yàpp Affé dëkk la boo xam ne war naa dépasser fii ndax bokk na ci dëkk siñi yi gën a mag ci Saloum samay maam samay nijaay samay doomi nijaay ñoo fi dëkk dama ñëw nag li tax ma bàyyi samay nelaw ñëw fii tey dama ñëw ngir laaye leen biir ngeen bañ a bokk ci mariirandoo ngeen xam li nga xam ne mooy seen soxla te muy soxlaay ñëpp soxlaay benn nit ak soxlaay population du benn population lii seen soxla mooy loo xam ne intérêt ñëpp la te tey intérêt ñëpp ci dëkk bii mooy dëkk bii am électrification intérêt ñëpp ci dëkk bii mooy seen yoon wii ran wala leneen ak leneen kii toog fii nag tey doom la joo xam ne ci Saloum doom juñ am yaakaar la am yaakaar ne yàlla mën na koo éegal ca garaar yi gën a kawe mu suqali suñ dëkk yi nga xam ne dafa dellu gannaaw ñun kat génni golo loo ca laal borom yëg ko ba ma ko dalee waxi Affé kër Omar Khoudia yàgg na boobu ñi ngi ci programme Jile Xaar bon ngeen xam ne dëkk bii ñun fi lañ dëkk ñu ngi leen di bàyyi xel ndi leen xalifa Cheikh Mahi Ibrahima Niass di leen bàyyi xel noonu lañ leen di bàyyi xel ngeen xàmmee ngeen ràññee élection yi passé ak yii du benn élection yi Macky Sall moo soxla élection député la Sénégal jëm ci tournant bu am solo muy lan ñu jëm ci Sénégal war a jot ci premier brigue pétrole am en 2023 te ku ne xam na ne pétrole réew mum feeñ bukki ya danañ ko wër bukki yooyu nag dañuy sol ay mbubbi xar ñëw jël askan wi pour taal fitna ci réew mi bu boobaa baadoolo yi ñooy torox doomi borom barke yi dañuy jël avion dem tukki dem doxi seen soxla yi bon na ngeen xam ne jàmmi Sénégal mooy président Macky Sall am majorité à l'Assemblée nationale ndax loolu mooy tax réew mi yegg ci jàmm waaye jàmmi Sénégal ak jàmmi Affé gi mooy ngeen fal doom ji toog muy Pape Demba Bitèye liñ soxla nag jarut guddal bu élection yi jotee góor ak jigéen mag ak ndaw surtout ndaw yi maa jara waxtaanal ak ndaw yi ngeen xàmmee li ngeen war a def ngeen voteel Pape Demba Bitèye jigéen ñi ak ndaw ñëpp bu boobaa mu am majorité bu kontaanee te balaa mu fii ñëw sax fekk na mu dogal courant bi war a ñëw fii nii ci Affé maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant. di nuyu di am mbégte ànd ak directeur général Pape Demba Bitèye fekk fii soxna Mbodja ànd ak monsieur le maire Bocar Kanta Diallo teew si fii ci Ndiédiène maa ngi nuyu borom dëkk Affé maa ngi nuyu imaamu Affé waaye maa ngi nuyu soxna yu baax yi dëkkee Affé ak seeni ndaw di bég nag bu baax ci li ma dégg maa jaara wax léegi wax bu ma
neex la ndax wax bu dëggu la nit du nax boppam nit dafay dox ci dëgg te li nga wax lu dëgg la gis nga ni kii fi teew si tey doomu département bi la te bu mënul dara ci affaire courant kenn ci Sénégal du ko mën il faut mu leer mani ñeent fukki département lañu ak juróom-benn ci Sénégal ci benn département rek le Pape Mademba Bitèye di yeewoo ci Sénégal mooy département bu Kaolack waaw ngeen yaakaar ne campagne bi amul ñuy laaj courant comme yéen akay bari lool est-ce que mën nañoo toog ak moom déedéet dëgg la de mani ñeent fukki département ak juróom-benn ñoo am ci Sénégal ci benn département la fi yeewoo moom ma ne ci campagne bii ndax du bëri ay dëkk yu wax seen maire ak seen i homme politique ne dañoo bëgg courant bari lool est-ce que ñooñu dinañ toog ak Pape Mademba Bitèye ah déedéet du ñëpp moom ma ni caaxaan baaxul boo amee lu mel nii da nga koy jàpp waxagul nag waaye lu mu wax mën ngeen koo fayee bor loolu moom mën naa leen ko wax kon jar na ngeen jël seen engagement ngeen voté massivement pour jàppale ko pour mu mën leen a gën a jàppale lu tax ma ne gën a bu yëbee résultat bu am solo ci département bu Kaolack dina mën li muy mën léegi te dina mën leneen dëgg la de lu wér kon nag loolu na ngeen ci bàyyi xel loolu rek laa bëggoon a wax ci message u Madiara bi ñu soog a ñëw nag ci seen doléance kon ngeen affaire u maraîchage horticulture man la yàlla dogal président dénk ma ko ci Sénégal comme soxal na leen mën naa def lii ma bëgg a tudd te lii ma bëgg a tudd bu weeru ut dee mën ngeen a ñëw ñu commencé mooy benn bu dee jigéen ñi organisé wu nañu ak góor ñi fi yore tooru noor bi dinañ leen tàggat dinañ defal naa fi yebal samay technicien ñu formé leen parce que yaa ngi def xëy na maraîchage mais defu lambatu nga koy def xamuloo na nga ko war a mën a defee ba am rendement bu baax. déglu leen bu baax kon à partir de fin août mën naa fi yebal ay nit ñu defal leen formation sur les bonnes pratiques horticoles. maanaam ku bëgg a def soble noo ko war a gën a mën a defee mu gën a baax. bëgg nañ ko ku bëgg a def pomme de terre ku bëgg a def chou ku bëgg a def navet ku bëgg a def kaani et cetera tàggat formation loo nga xam ne man maa koy jël en charge ba mu jeex. Deuxièmement ñun ñu ngi commencé suñu soutien aux horticulteurs à partir de début octobre ci la ñu di jàppale ci engrais ak jiw jël naa engagement fii jox leen li tool bi laaj ci engrais yëpp pour au moins ñaari campagne yoo nga xam ne du ngeen jënd engrais na leen jox quota boo nga xam ne ñaari campagne di ngeen ko béy du ngeen jënd engrais jiw maraîchage nguur gi du koy subventionné sauf benn jiw bu dee soxal na leen naan ko indil ngeen commencé ko essayer muy pomme de terre moom rek la ñuy subventionné xam naa ne xëy na mosu leen ko fi def mën naa koo indi am nañu ko fi béy kon mën naa leen a may 1 tonne de semence de pomme de terre kon dinaa jox tonne ci jiw loo nga xam ne dama leen koy may tàggat leen ci nan ngeen ko war a defee loolu jiwu pomme de terre bi début octobre lay nekk mais formation bi fin août lay nekk. incha allah bëgg nañ engrais bi début octobre parce que ci lay commencé. incha allah bu dee affaire transformation man yoruma transformation mais mën naa fay nit ci jigéen ñi mu ñëw tàggat jigéen ñi te nan la ñuy defee transformation fruits et légumes ñu tàggat leen ci nu ngeen di defee transformation mais yoruma loolu ci Sénégal bokkul sama liggéey mais comme ñi koy def xam naa leen mën naa fay sama xaalis ñu ñëw ñu tàggat leen lii bu dernier point bi mooy affaire conservation affaire denc balaa nga koo def da ngay ñorle lu bari d'abord parce que bu ñu demee ba production bi bari ba nga xam ne marché luuma bu arrondissement Ndiaye Dieng wala dëkku Ndiaye Dieng mënu ko absorbé bu baax ñu soog a wax ci nu ngeen ko denc mais ñor leen du doy d'abord ba pare balaa ngeen di wax fu ngeen koy denc
lii laa bëggoon a tontu sama numéro téléphone maa jaara mën nga ko jël 77 la 639 40 91 Sénégal yëpp yor nañ ko 77 639 40 91 buñ fi jógee nga jokkoo ak man dinaa def li ma wax jërëjëf. merci beaucoup Maodo. li mu bind ci téléphone wan ma ko. ma échangé ko ak chef de projet bi. chef de projet bi laa doon waxal. mu ne chef de projet bi la doon waxal noonu. nee na ko incha allah affaire balaa fin d'année bi dana am courant kon am na. asalaamaaleykum mbokki affaire ñun nag yaakaar naa ne lu président bi wax la ñun seen doom parce que fii dama fi am ay mbokk man fii laa bokk donc su ma fi ñëwee mënuma leen wax loo xam ne dinaa am problème pour ñëwaat fii te damay wax ne problème courant bu affaire bi ñëpp ma ko wax Omar Ñaan Ibrahima Ñaan Omar Ñaan borom dëkk ñëw na ba sama kër ñu wax ma ne leen dinañ ko def léegi kii mu ngi nii léegi Madiara ngi nii léegi liir na lu chef de projet bi wax pour affaire études yëpp terminé nañ ko jeex na tàkk léegi nag lu ci des mooy man bokkuma ak yenn politiciens yoo xam ne dañuy ñëw di leen dig loo xam ne xamuñu nu mu toll xamuñu nuñ koy defee jànguñu ko lu ma leen di wax mooy études yi terminé nañ bu soobee yàlla bu ñuy passé élection yi di ngeen gis poto lampe yi commencé ñëw et que chef de projet bi nee na bu soobee yàlla balaay at bi di jeex dinaa ñëwaat fii ànd ak Ibrahima Ñaan ànd ak Omar Ñaan ñu ñëw taal si courant affaire bi fekk docteur Macoumba Diouf defal na leen champ bi formé leen jox leen engrais jox leen jiwu ngeen di béy xale yi mën a jàng dëkk bi naat asalaamaaleykum wa say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wurus yow sàll ngaari yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo lelelelelelelelel yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo aleen na tey nag ñu ñëw seeti suñuy mbokk suñu xarit suñuy soppe ñëw nag pour laay leen biir maa ngi nuyu jeunesse kër Omar Khoudia maa ngi nuyu jigéeni kër Omar Khoudia maa ngi nuyu kilifa yëpp di leen xamal ne mag lu ko yëkkati farata la buñ fi jógee yàqkat yi danañ fi ñëw ne leen dañ leen di nax wala leneen ak leneen ñoom ñooñu ñoo leen di nax ñoom ñoo leen di dig loo xam ne amuñ ko te tegewut ci seen loxo ku bëgg fu mu tëdd nag ak ku bëgg bu ko wéetale delloo buntu waru leen a boole de kii toog fii tey mooy directeur général bu Sénélec liñ soxla ci moom mooy seen dëkk bi génn ci lëndëm mooy leer am ci dëkk bi mooy ku bëgg a denc ku am frigo mën koo branché mooy dëkk bi am développement kuy soudeur am mën a am sa place ku am leneen mën a ubbi nit machine yi xolli gerte yi mën fay ñëw machine yi wal dugub yi mën fay ñëw loolu yéen du politique waaye kóllëre la goo xam ne ca maam ya suñ maam yaay Fatim Boubou Konté fii la dëkk bon kóllëre gi ñu boole du politique ngeen xam loolu te ngeen xam ne yéen jeunesse bi yéen ay avenir dëkk bi na ngeen xam ne seen mag ñii liñ leen di joxoñ dëgg la na ngeen voteel Pape Demba bi tey kii mooy avenir Sénégal mooy avenir Saloum may leen ko seen carte Macoumba Diouf mi mu àndal ci meeru Latmingué nga xam ne tool yi salade yeeg tool yi soble yeeg tool yi pomme de terre bi moo ko yore mu dimbale ñu ci ay formation ak ay financement pour jigéen ñi maa ngi gërëm maa ngi jéggalu ñu ngi
nuyoo kilifa yi dëkk bi borom dëkk bi imam ak kilifa yi dëkk bi yëpp li ma ciy wax du bari xanaa pour tontu seen laaj bi ngeen jaarale ci soxna Mbodja rek ndax li ci des DG dina ci wax li ci nekk mooy toolu noor ñu koy wax maraîchage yi nga xam ne mel na ni lu leen soxal la ci gox bi mën nañ leen ci gunge ci mu jaar ci ay kuréel maanaam jigéenu dëkk bi yëpp ñi mu soxal ak jeune dëkk bi def mbootaay kuréel moo xam am na kayit wala amu ko nañ ne rek ñee la nga xam ne bu ñu ñëwee daañ leen mën a boole tàggat leen xam ngeen ne bëri na ci yéen ñuy def toolu noor waaye mbéyum làmbatu lañ koy def bëriwul ci ñu la wax ne dem naa ñu tàggat ma ci ni ñuy defee pépinière ba muy ñor jëfu làmbatu rek la loolu dina tax foo waroon a am tonne juróomi bërigo ngay am maanaam li ñuy wax productivité rendement bi day néew waaye buñ la wonee ni nga ko war a defee la nga cee am dina ëpp kon lu leen gën a xarañal ci liggéeyin ba loolu sama service def koy def à partir de fin août bu dee kuréel yooyu taxawal ngeen leen je répète moo xam am nañu këyit récépissé wala déet amul solo mais nañu doon kuréel mën nañ fi ñëw tàggat leen ñaareel bi mbéyum noor xam ngeen ne octobre lay commencé fekk nawet jeex octobre mën nañ leen a may engrais quota ba nga xam ne mën ngeen ci engrais ñaari campagne noor yu ngeen dul jënd engrais ngeen def ko fii ci magasin donc loolu mën nañ ko mën nañ it jox leen jiw ñaari xeetu jiw nag moo fi am naa ne sax benn la nguur gi di subventionné. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxom borom dëkk wax bi du gudd yàgg naa dégg turu dëkk bi yàgg naa dégg seen tawat ñëw naa pour wax leen lan lañ ci war a def léegi nag bu soobee yàlla wax naa ko sànq bi ma tollee Afé nee naa leen bu soobee yàlla balaay at bi di jeex dinañ taal courant Afé bu soobee yàlla bu ñuy commencé liggéey Afé dinañ commencé liggéey fii kon bu soobee yàlla balaay at bi di jeex di ngeen am courant di ngeen am toolu maraîcher loolu nag mooy borom dëkk léegi desalatuñ leen dara léegi nag xam ngeen lu ngeen ñu yoreel wax nga ko léegi bulletin baa ngi noonu ànd ak borom bopp fas bi ak soxna si nga xam ne moo am musóor bu rafet bi ak ree ju neex ji di doomu Kaolack comme ñun ñëpp ñu won ko jox majorité kon mbir maa ngi noonu waaye nag sànq bi ma demee Afé ñoom dañ ne ma DG 100% fii nag lan ngeen may wax ah non bu leen def doublon lan ngeen may wax rek 100% ah non bu ma yóbbu carte yi parce que dama ko soxla dimanche fii carte yi moom soxla naa kon léegi fii yéen it 100% kon boog borom dëkk mbir maa ngi noonu jël naa engagement bu soobee yàlla dinaa ko respecté parce que bëgg naa ñëwaat fii taxaw bu ñuy taal dëkk bi yéen nag maa ngi leen di xaar dimanche bu 19h dinaa oo le maire Bokar ma ne ko Afé ak Kër moo xarajo fu ñu toll 100% baa ngi noonu ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah.
jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wurus yow sàll ngaari yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo leleleleleleleleli yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo aleen na autoroute ba ila Touba tabax fi ay juma Macky yow la nu wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama Macky Sall defal nga nu teranga ñu gis say baloore dinaa la delloo ñu kër góoru Marème Faye Sall jaarama njariñ lool bourse familiale wi am na fi njariñ lool. xam nga ne taxawu nga Kaolack biñ la joxee direction Sénélec ba léegi te ñun ñëpp xam nañ ne Kër Socé desul gannaaw ci wàllu électricité voilà kon ñu ngi dalal sa xel di nuyu docteur Macoumba Diouf le maire de Latmingué di la wax ne mboolem sensibilité yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci élection locale yi te ku nekk awoon sa yoonu bopp parce que c'est des réalités locales mais tey jii ñoom ñëpp xam nañ ne li am njëriñ mooy ñu jàppale son excellence monsieur Macky Sall le président de la République pour mu am une majorité à l'Assemblée nationale. donc ñoom ñëpp am nañ conscience ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci Sénégal taxawu bi nga xam ne mi ngi taxawu population sénégalaise waaye li nga xam ne ci ay réalisation dans tous les secteurs mu di ko def ñëpp du ci teg seen bët kon monsieur le directeur candidat départemental ak yeneen candidat yi nga xam ne di wax ne Kër Socé yëpp booloon nañ tey taxaw pour fas yéene leen a jox des résultats yoo xam ne mosul fi am incha allahu rabbi fii ci Kër Socé kooku moom ñëpp d'accord nañ ci donc kon candidat yi nga xam ne ñoo fi nekkoon wax naa la ko ñu ngi nii ñoom Issa Diallo mi ngi nii moo nekk PRD Omar Mbangue moo nekk PS man ma doon moo nekk réew mi Thiané Sakho ngi nekk AFP Daba Diane mouvement am la am 2S ak aussi Yeesal mi ngi nii ak kan moo fi def je pense que ànd jëpp ak mouvement bu nga xam ne mooy Omar Thiam madame le maire mi ngi nii donc je pense que fii problème amu fi waxoon naa la ne la même boo fi ñëwul liggéey bi fi war danañ ko def kon donc ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne fii ci Kër Socé dalalal sa xel donc ñëpp a ngi ñuy taxaw ay responsable lañ ku ci nekk fa mu dëkk ma ngi fay liggéey kon vraiment ñu ngi sant maa ngi sant ñëpp ñi nga xam ne am nañ compréhension tey muy parti yi ma lim yëpp ñu woo leen ñu ñëw fekk ci Benno Bokk Yaakaar ñu fas yéene liggéeyal Macky Sall pour jox ko majorité à l'Assemblée nationale vraiment ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ñu ngi sant population commune bu Kër Socé yëpp militants yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ci seen taxawaay déjà xam nga ne ci suba ba léegi bi nga fi jaaree ma woola nga ne yaa ngi jàll laa maram ba léegi jigéen ñaa ngi ci mbedd mi loolu nag am na lu muy tekki waaw ñu bëgg nag dinañ jàppale la yow candidat départemental jàppale yeneen candidat yëpp ba résultat bu ñu bëgg ñu am ko waaye bëgg nañu aussi ñu bàqel commune bu Kër Socé parce que commune bu Kër Socé amul DG bu fi am amul benn poste de responsabilité bi fi am koo xam ne ñu ngi fi te ñii ñëpp boromi xam-xam lañ te ñu ngi liggéeyal Sénégal ñu ngi liggéeyal Macky Sall kon nag ñu bàqel loolu bu élection yi jàllee ba jox ko majorité dañoo bëgg Kër Socé ñu ba ko xel ci ay ndombo tànk parce que boromi xam-xam yu mën a participer ci développement réew mi ñoo fi nekk mooy ñi ma la limal ñëpp docteur kon ñu ngi lay sant yow tamit di la gërëm ci taxawaay bi ak di sant sa délégation bi yëpp convoi bi yëpp kontaan nañ bu baax ni ngeen ñëwee Kër Socé ñu ngi sant yàlla nañ fekkee bés ba si jàmm yàlla jox ñu ndam loo xam ne ndam lu kaay si ñott la te incha allah loolu moo fi am déjà ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf voilà. Directeur général de la Sénélec Pape Demba Bitèye, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar
ñu ngi lay dalal fii ci Kër Socé di la sant comme ni ko Malick waxee toutes les sensibilités qui ont participé aux élections sont là. Kër Socé suñu xol sedd na parce que ñëw ngeen tatagal suñ gan wi teertu ko DG Dame Badiane wax na ko 99% lañ bëgg fii. xam naa ne Makumba aussi ñu ngi koy gërëm parce que Makumba wax dëgg yàlla suñu ñu ngi frontière ak yow aussi ndekk ak yow ci jàmm ñaan lii nga xam ne li moom lañ yaakaar ci suñu askan wi suñu population bi ñu taxaw ci le 31 juillet ñu voté à 99%. Benno Bokk Yaakaar parce que cohabitation mooy assemblée ñeneen gagné ko loolu xel xalaatut ko. asalaamaaleykum mbokk Kër Socé. waaleykum salaam wa rahmatullah. lii moom dañ koy saluer ndaxte maa ngi soog a gis commune bi bu ñuy wër boobu ba léegi ñu yegg foo xam ne ñëpp takku nañ booloo ne benn la ñuy doon pour le président Macky Sall et loolu dañ leen si gërëm di leen sant di wax ne nii rek la war a demee pour ñu mun a yegg 80% yu ñu président wax et lii daf may dëgëral si lu daam wax fële sànq ne Kër Socé on va gagner à 99%. lii ma fi gis ci force politique lii fi daje xam nañ ne lii dinañ gagné bu soobee yàlla et que loolu véritablement dina nekk loo xam ne lu ñu suñu ndam lay doon en tout cas continuer leen lu ci des bëreetul une semaine moo ñu desee ngeen ñëw ñu taxaw ñu booloo gagné ngir que pour que lu ñuy wax cohabitation loolu sax ñun du moo bu ñuy nangoo utiliser kenn du ko xam ndaxte borom kër goo gis bu nekkee ci këram dafa bëgg a am baat président Macky Sall mënul nekk ci bopp réew mi ba pare ñu ne dañuy rocci baatam loolu ñun ñi nga xam ne ñoo ko voté loon 2019 duñ ko nangu te lu mu leen ko jaral nag ëppal nañu ko parce que luy tabax Sénégal mooy plan Sénégal émergent mooy projet yi nga xam ne moom la président teg mais dama ne ñooñu di coow buñ fi jaaree da ngeen leen di laaj rek benn question wax leen lan lañ liggéeyal Sénégal buñ tontoo wax leen projet yi leer ngeen topp leen waaye buñ leen waxee dina ngeen bàyyi leen foofu jàpp si ki nga xam ne moom mu ngi jëf mu ngi def kon boog asalaamaaleykum wa rahmatullah. yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jëlee yoo leleleleleleleleli yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo alena autoroute ba ila Touba tabax fi ay juma Macky yow lan wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële e way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama e way maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama maa lay way sàll ngaari lam tooro jaarama Macky Sall defal nga nu teranga ñu gis say jaloore dinaa la delloo ñu kër góoru Marème Faye Sall jaarama waa population de la commune de Kër Bakar yéen ñëpp maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci mobilisation exceptionnelle bi ngeen def pour accueillir notre ami monsieur Pape Mademba Bitèye, directeur général de la Sénélec, avec une forte délégation. loolu nag li ko waral mooy élection yu ñu dem le 31 juillet 2022 nga xam ne élection yi daanaka président Macky Sall mi nga xam ne mooy président néew doole yi président béykat yi président sàmmkat yi def ñu beral loxo ci région de Kaolack
ci département de Kaolack mu choisir ay doomi Kaolack kenn ki mooy Aminata Touré mu teg ko tête de liste nationale mu tegaat ci beneen doomi Kaolack muy Mariama Sarr mu def ko 5e sur la liste nationale mu tegaat ci keneen muy Aïda Kanouté mu def ko ci 21e position sur la liste nationale mu jël département bi mu beral ñu lexo luñ doon wut mu defal ñu ko parce que dañoo yàgg di ñaan bu ñuy tabb kenn ci département bi na nekk kenn koo xam ne doomi Kaolack ku am njëriñ pour Kaolack ku am njëriñ pour Sénégal pour am njëriñ pour région de Kaolack yëpp mu jël Pape Demba Mademba Bitèye tabb ko Pape Demba Bitèye jërëjëf parce que kat man mun naa la wax ne bu mu fi ñëwee 2014 juróom benn dëkk rek ñoo fi amoon courant mais 2014 ba 2022 am na yeneen ñaar fukki dëkk ak juróom yu amaat courant te dajale ngu Kaolack rëy ñu nga won ñu ne am na fanweer village ak ñaar yoo xam ne programme nañ leen nit ñi ñëw nañ def étude topographie bi ñëw nañ mesurer kon nag commune de Kër Baka am na yaakaar bu mat sëkk kon il faut ma sant leen gërëm leen mu tegaat ci Astou Ndiaye suñu jigéen moo xam ne suñu collègue maire la muy maire de Ndiafate nga xam ne jigéen bu mun góor la kon jërëjëf président Macky Sall léegi nag il faut ma nuyu sa délégation moo commencé par sama xarit sama doomi ndey docteur Macoumba Diop maire de Latmingué moo xam ne li ko ñor mooy intercommunalité Macoumba jërëjëf ñuy ñii ànd ak yow ci délégation bi yëpp di leen wax ne ñëw ngeen foo xam ne foofu lañ leen bugg bu soobee yàlla ak yonent bi dinañ leen defal li ngeen bugg dina leen defal sax lu raw li ngeen bugg parce que dina leen fexe ngeen gagné à plus de 100% commune de Kër Baka kon yéen ñëpp ñi nga xam ne président Macky Sall daf leen investir ñu dem assemblée nationale mu am fa une majorité confortable boo xam ne day permettre loi yi nga xam ne ak doxal na ko te muy njëriñu askan wi muy njëriñu Sénégal nga xam ne président boo xam ne lu mu def fii benn président mosu ko def mu continuer liggéey boobu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. di jëgalu nag bu baax a baax ndaxte xam nañ ne si ngoon ba léegi yéen a ngi ñu di doon xaar et ku gis lii fi teew xam ne tey jii nii mobilisation bi amoon na doole professeur félicitation ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu ñu fi mbekk yëpp tout le conseil municipal mais également tous les partis alliés yi nga xam ne ñooy constituer la grande coalition présidentielle muy Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant yaakaar naa ne yéen fii nii soxlawul ñu leen di campagne ndaxte lii ñu fi dégg professeur wax ko lii ñu fi dégg jeunes yi wax ko lii ñu fi dégg femmes yi wax ko doy na sëkk pour ñu mun a wóor ñu ne bàyyi nag professeur yamale leen ko 100 rek bu leen dem 101 non yamale leen 100 rek parce que am na ñoo xam ne dañuy xool ndax dépassé na rek pour ne ñu ne ñu annulé commune Kër Baka te loolu la ñuy bañ waaw léegi def leen ko 100 rek bu ngeen ko defee 100 ñu jël affaire bi jox ko son excellence monsieur le président de la république Macky Sall parce que il mérite ça mérité na yeggali projet yi ngeen xam ne commencé na ko mu jëm si wàllu électricité professeur wax na ko d'ici 2025 ñu def l'accès universel au niveau de commune de Kër Baka loolu jar na voté wala jarul voté accès universel jar na voté wala jarul voté ñu ñëw continuer les infrastructures sanitaires ngeen xam nañ ne amee ngeen professeur lu jëm si wàllu ndox ak accès yi ak éducation yëpp ñu defar ko kon dama ne yéen commune de Baka tànn leen stabilité tànn leen continuité mais également tànn leen compétence ak rigueur bi nga xam ne le président am na ko pour continuer les destinées de ce pays
ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di leen wax rek ne fii soxlawul sax yaakaar naa ñuy wane bulletin bi parce que yéen ñëpp xammee ngeen ko Xoro Pucco ak jigéen yi nga xam ne moo yore musóor bu rafet bi ak ree ju neex ji kooku mérité na ngeen jël bulletin bi voteel ko pour qu'au soir du 31 juillet ñu ne vive Kër Baka, vive le département de Kaolack, mais également vive la liste Benno Bokk Yaakaar pour une majorité élargie à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wurus yow sàll ngaar yaay suñu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo leleleleleleleleli yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo aleen na autoroute ba Ila Touba tabax fi ay juma yow lan wóol maa ngi leen di nuyu di am mbégte mu rëy nag ci teew fii ci sama dëkk su ma ne Ndofane sama dëkk la dëkk boo defee benn parti ci sa ndaw sa dëkk la ku nekk xamoon nga Jarga Ganda Cissé Papa Birane Cissé ak Ibou Cissé famille boobu ñooy sama famille sama bàjjan Maye Diouf yal na yàlla yërëm ko jeex na kon fii duma fi jàmbur yàgg naa fi it di jëflante ak population wu Ndofane moo tax bég nañu ànd ak le directeur général Pape Mademba Bitèye nekk suñu tête de liste départementale suñu porte drapeau pour ñu jox le président Macky Sall majorité bu écrasante fii ci département bu Kaolack maa ngi dend ak suñu rak docteur Boubacar Sy nekk fële ca Latmingué cosaanam di fii tamit te ñuy dund fële ca Latmingué ni ngeen def fii noonu lañ def fële mu wax ju rëy bi may rejoindre pour ñu ànd liggéeyal président wax ni bi muy wut mairie waa Wallu dañ ko woo fan yi ne ko dañoo bëgg mu ànd ak ñoom mooy leen waaw yéen da ngeen a fàtte ne bokkuñu parti ñu ne ko waaw xam nañ ne bokkuñu parti waaye dañoo bëgg nga ñëw jàppale ñu may wax dëgg yàlla nag su may jàppale sama parti laay jàppale ñëw waxtaan ak man ñu ànd liggéey li ngeen def fii moom lañ def fële ca commune Latmingué semaine bi yëpp ñu ngi def campagne maak moom docteur maa ngi lay félicité maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant di wax ne lu ñu fi indi tey mooy campagne xaw ma sax la mën naa ko tuddee campagne ndax fii moom makku na fii moom amul campagne naa ko tuddee boog ziyaara visite de courtoisie ak ñëw ndokkel si leen bokk ndax gagné ngeen au nom du président Macky Sall seen local li tax ma ne gagné ngeen au nom du président Macky Sall won ngeen ko liñ doon liggéey yëpp pour moom la man nag rafetlu naa loolu bu baax a baax ma ñëwoon nag di wax ni comme ñun ñoo bokk gox bi ñu bokk def benn buum ndax li ñuy wut kenn du ko peese dañu koy compter kon nag nañu yaatal ñëpp tey dëkk bi am na boroom mu ngi tudd Adi Diaw mu ngi nii mu am mag bu ko dul rek wala nijaay bu ko dul rek mu ngi tudd Cheikh Thiaw mu ngi nii toog ñoom ñëpp ñu am kilifa gu wax lu am solo léegi ba dalal xel yi mais loolu doy na sëkk kon tàllal leen loxo mboolem ku ko nangu
tàllal leen loxo ñëpp ubbi leen loxo ñëpp parce que tey yéen la suñu borom dénk dëkk bi te waa dëkk bi doy noo lañ leen kon bu dara xatee ci yéen bu dara jafee ci yéen te xam naa ne noonu ngeen koy defee kon monsieur le maire maa ngi lay féliciter maa ngi lay ndokkeel ci li nga xam ne moom nga tàllal loxo président de la république mu recevoir la li mu la ñaan nga def ko ñun ñëpp ñu nekk ci seede mu nar a nekk doole ci ñun fii ci département bu Kaolack di wax nag ni doomu Kaolack bi toog rek jaroon na ñu jàppale président Macky Sall mooy Pape Mademba bi jeex na xam nga loolu amul na table kon bilan bi mani ci yéen la dépendre bu ngeen buggee mu dolli moo ma koy gën a mën a wax waaye bu ngeen buggee mu dolli xam ngeen ni ngeen di def 80 nangam % rek buy am rek muy dolli kon ma wax ne bilan bi mu am fii ci département de Kaolack en matière d'électrification rurale wax dëgg yàlla taarix dina ko jàpp c'est historique te wax naa ko Ndiédiène léegi mani 46 départements lañ am ci Sénégal 46 ñeent fukk ak juróom benn département wóor na ma ne ci benn parce que xaw ma ko mu mën di dem xay bi di ñëw xëy na mën na ko nag waaye wóoruma wóor na ma ne ci benn département rek lay fanaan mooy département bu Kaolack te ñeent fukki ak juróom yëpp amul benn maire bu nar a def campagne ba ne am nga électrification universelle kon di nga am doléance ci électricité lan nga nar a tontu mooy électricité poste mënu koo indi mënuma ko maire bi mënu koo indi kon dinaa ko wuuti fan ci directeur général bu Sénélec mooy dinaa ñaani dinaa wuuti yéen ngeen am opportunité jàkkaarloo ak doomu Kaolack di wax muy dégg ginnaaw lim leen mayoon mu mën cee dolli lu bari te du fekk mu nekk discrimination ndax nag Ndofane ci Sénégal la bokk Ndofane bokkul Burkina kon bu ñu fi defee lu bari it lu jaadu lay doon kon loolu ni ngeen ko war a njukkalee mooy kenn du leen jiitu ci urne yi dimanche rang ànd ak discipline boppu fas bi yéen ñëpp xam ngeen ko boppu fas bi ci wolof yi xoox leen pisne ci séeréer yi xoore puccunde ci tukulóor yi wala ci pulaar yi sonku nguloo ci bambara yi kon nag ñëpp xam nañ ko mu ànd ak comme ni ko DG di waxee ak soxna Sour neexree attention liste Benno Bokk Yaakaar rek la jigéen jiite na leer loolu lu am solo la message bu am solo la bu président de la République Macky Sall jox jigéenu Sénégal j'espère que dinañ ko capter bu baax xam nga ne Mimi Touré mën da jiite te nekk tête de liste bokk ci ñi ñuy représenté ci assemblée jigéen di ñàkk dara ci réew mi mënul nekk kon nag loolu yëpp mu ngi bëgg a bari ci lu tax ngeen war a wote kon wote rek ngeen mën a def waaye na maase ngeen wax ak seen i nit wax ak ñeneen ndax dama faral di wax ne li ñuy wut dañ koy lim kenn du ko peese am ngeen ay mbokk Kaolack am ngeen ay mbokk Saint-Louis am ngeen ay mbokk Louga fépp ku nekk na wax ki mbokkam même bu dee foofu la ñu war a wotee ñu bokk ci cotisation bi ndax dañoo bëgg jël raw gàddu bi ci département bi Pape Mademba bi tey ànd ak soxna Astou Ndiaye ñu représenté ñu waaye ñu am cotisation bu mat pour liste proportionnelle bi nga xam ne mu ngi nar a wekku ci limu carte yi nar a am ci Sénégal suñu cotisation doon cotisation bu doon nga xam ne président Macky Sall dina xam ne majorité ba mu am waar wi ci département Kaolack bay néew na département yu ko ci bay kon lii moo doon sama message may ñaan ñëpp bokk ci jàpp ñu bañ a boddi kenn bañ a mere kenn bañ a siis kenn ñëpp xëj nañ ci Macky Sall ñëpp xëj nañ ci Macky Sall ndax ñëpp la defal. asalaamaaleykum waa Ndofane asalaamaaleykum monsieur le maire El Mouhamadoul Hady Diaw léegi am na ku fi wax biñ demee ci président comportement bi mu am waaye président réew mi di son excellence monsieur Macky Sall daf ne ma xale bu am ngor mu ngi nii te daf koo am fi nga xam ne daf faa ñàkk ndax daf ko am ci terrain politique tegal ci ne ma
mënoon naa ko oo ne ko na ma oyisi mu ñëw oyisi ma te doo ko yëg waaye defu ko kon nanga ko encouragé ci loolu moom président Macky Sall ne mu ngi lay ñaanal yàlla kon yow rusloo woo waa Ndofane rusloo woo say waajur gàcce ngaalaama yow monsieur le directeur général yaag délégation bi nga xam ne nga àndal te suñ mag nekk ci di docteur Macoumba Diouf moom tey laa am occasion pour delloo ko njukkal man directeur d'entreprise la société bu ñuy wax Taïba assurance docteur Macoumba Diouf nekkoon directeur ISRA ma toog mu oo ma téléphone ne ma dégg naa Ndofane nga dëkk kaay ma jox la marché ISRA jox ma ko te dërëm soxlawu ko ci lii may wax 2009 la foog naa 2010 2011 mosuma koo wax ci mbooloo c'est la première fois ma koy wax te boobu engagé wu ma sax ni ma engagé politiquement nii kon docteur Macoumba Diouf yow Lagem moo la ñor Saloum moo la ñor Ndofane moo la ñor Latmingué moo la ñor moo tax sànq sama mag nee na Latmingué nag dafa am borom te docteur Macoumba Diouf mooy boromam dooleem gën naa yokku ndax frère am fekk si na ko kon ñu ngi leen di wax ne yéen intérêt Benno Bokk Yaakaar moo leen taxaw jox jërëjëf kon Ndofane lépp li nga xam ne ngeen ñu digaloon yéen ñi nga xam ne la président investir biñ demee ci moom moo ñu xamal ne ñu jigéen laa fay def ci département bi te dafay nekk maire ñu xam ne kon Aïssatou Ndiaye lay nekk mu xamal ñu ne ki nga xam ne laa koy àndaleel kooku def na lu ne ci mbiru courant bi ci Sénégal def na ko ci département bi ci lañ xamee ne yow ci ngay bokk monsieur le maire Adi Diaw biñ leen investir officiellement ba muy def bilan des 100 jours moom moo nekk maire bu leen njëkk a félicité officiellement journaux yaa ngi fi l'observateur la defee interview bi bu ma juumul le 20 mai la war a nekk wala le 20 juin kon moom li ko war def na ko ngeen nañu tàllal leen loxo képp koo xam ne mu ngi liggéeyal Macky Sall képp koo xam ne Benno Bokk Yaakaar la bokk képp koo xam ne APR la nekk firnde bi mooy Khady Kabel mii di APR ñëw rejoindre ñu joxoon nañ ko kaddu avant ngeen di yegsi joxaat nañ ko kaddu pour wane ne ñun dañuy yaatal ba Aïssatou Ndiaye ñëw ne dañuy installer comité électoral bi dañ ne ko may ñu tàllal loxo ñëpp maak le maire Adi Diaw ñoo toog amul kenn képp koo xam ne responsable la bokk ci mouvance présidentielle wala ngay responsable bokk ci APR yëkkati na téléphone am oola sama kanam man may joxe numéro mu oote bu paree ma coché ku décroché ñu coché ne décroché woo ñi décroché lañ ñu wax def nañ ko yemuñ ci ñu ànd dem bureau ñi nga xam ne ñoo fi nekkaloon APR dem nañ ci bureau Cheikh Ndiaye bañ ca jógee mu oowaat ñu sikka ñu dem fa 1h du matin fa lañ toog ba 3h di waxtaan ak moom mu pare yónnee ñu ay plénipotentiaire fekk installé nañ comité électoral bi ñu nangoo bàyyi sunuy poste pour jox leen ko keneen ki fi nekk muy sunu grand oo nañ ko téléphone jëlul dem nañ këram jëlul waaye nag am nañ mag moo xam ne li olof di wax mag jar naa bàyyi ci réew muy le doyen Sambaka moom moo dox les bons offices pour dalal ñu pour ñu liggéeyal le président Macky Sall foog naa ñoom ñëpp ñu ngi ci loolu di ko def ñun nag dañ koo assumer bi mooy li président joxoñ moom lañ topp nee na yéen a fi ne yéen la teg ci département bi ànd nañ ak yéen te nëbbatuuñ ko képp koo xam ne nag mu ngi taxaw bu bëgg a dox suñu diggante ak loolu danañ jàmmarloo ak yow loolu mooy ànd ñun nëbbuñ suñu ànd ba ñuy gañe Ndofane dërëmu kenn demu ci sunu dërëm sunu ñaar dërëm lañ ko defee bañ ci pare sàkkuwuñ pour dem ci président moom moo ñu oo ne nañ ñëw parce que moom Sénégal moo ko ñor lim bëgg mooy ndam lu rëy ci élection législative yi ñu dem oyi ji ko biñ demee def nañu lu ngeen soxla le maire xool ma ne ko ñun amuñ benn soxla lii Ndofane soxla Lagem soxla ko naan nañ ko ci kayit jox ko mu ne ma nañ def point par point yow oo na la téléphone bi ñu nekkee ak moom ci audience bi oo na le directeur du FERA Mamadou Faye bi ñu nekkee ci audience bi oo na Charles Fall directeur SONES bi ñu nekkee ci audience bi li tax ma lim ñett yooyu benn bi mooy courant bi fekkoon na la ci da ngaa yokk sa loxo parce que dégg naa ne yow boo saqatee sax di nga woo président ne ko lan moo ma dal mu ne xanaa da ngaa soj bañ jógee ci loolu gis nañ waa Vinci énergie ñu ngi Ndofane indi fi ay poteau en béton ñu ngi koy def fépp ci dëkk bi
kon président Macky Sall moo campagnal boppam Ndofane ñu ne mbiru mbéy mu jox ñu engrais bu doy jox ñu jiwu bu doy dugg na ci kër yi yëpp ñi dut béy sax am nañ engrais kon président Macky Sall moo campagnal boppam Ndofane ba muy woo Charles Fall boobu on avait un problème de fourniture d'eau en continu ici à Ndofane mu woo Charles Fall jox ko instruction ci 21 jours le forage bi fi nekk di F3 démarré Ndofane kenn jooyatu fi ndox muy manqué ndox maa ngi walangaan loolu moo ko defal boppam ñu ne ko FERA daf ñoo may 10 emplois dañoo bëgg lu ko ëpp mu woo Mamadou Faye mu koy wax waxu budget mu ne defaral waa Ndofane 30 ñooñu commencé nañ liggéey bu weer wi dee la ñuy commencé feyeku kon moo président Macky Sall moo campagnal boppam fii ñu ne déeta waay mu may ñu 3,1 kilomètres de voirie bi ko Jean Lefebvre liggéeyoo ba pare dañoo def benn rapport seen PV de résolution provisoire ñu def ci recommandation ne il nous faut une extension du réseau d'assainissement waaye ñoom amatul financement FERA amatuloon financement président Macky Sall ci audience bi la woo DG FERA ne nañ ko def en procédure d'urgence choisir nañ entreprise bi pour autour de 49 millions pour def extension réseau d'assainissement bi loolu am na kon nag président moo campagnal boppam kon ñun liñ ci def mooy dañ cee teg suñu loxo rek bu ñu campagner mu dem bu ñu campagneul mu dem lii lañ amoon liñ lay wax di la wax ne ñu ngi seen ginnaaw suba ba ngoon ñu ngi seen ginnaaw waxtu wu ne ñu lay wax ne bul fàtte jigéenu Ndofane soxla nañ financement ñun joxoon nañ leen financement waaye dañoo bëgg nga renforcer leen waaye bul fàtte waa kër Sutura waa kër Gallo soxla nañ courant nee nga naa def liste bi jox la ko waa kër Sutura ñu ngi fi toog kon incha allah rabbi foog naa ne courant bi dina yegg fu ne ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla sama sëriñ. asalaamaaleykum mbokki Ndofane monsieur le maire le président Cheikh Thiaw ñu ngi leen di nuyu man nag bu ma fi ñëwee chaque fois da ngeen may wax sama seen doléance mais chaque fois aussi man it ma wax sama doléance dama bëgg ngeen jox ma Ndiol Socé. patrimoine communal la. dama bëgg ngeen jox ma Ndiol Socé. patrimoine communal la. Ndiol affaire bi yow la. donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp fii laa découvrir Ndiol Socé mais mënatuma tàggoo ak moom chaque fois bu ma ko gisee su ma introduire sama yaram dafay kontaan jërëjëf Ndiol jërëjëf. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu wax dëgg yàlla guddi na ku leen fi taaj 16 heures ba léegi ngeen toog ma ñëw fekk fi mobilisation bi ça veut dire que bu ma fi ñëwoon 17 heures wala 18 heures dinañ fi fekk loo xam ne lu jaaxal la waaye nag xam nañ ne lu ko waral moo ko waral ndaxte yéen président Macky Sall ngeen gëm président Macky Sall ngeen bëgg président Macky Sall ngeen fas yéene accompagner kon buñ fi fekkee lii du ñu jaaxal di gërëm di sant responsable yi ñu fi fekk yëpp délégation bu ñu àndal yaakaar naa ne kii bi cité na ko président Cheikh Thiaw nii la nañ leen dajale nañ leen yaatal ñun ñëpp ñu xam ne ñoo bokk waar wi te xol bi yaatu na ku nekk mën na si bay sa waar yow nag yaakaar naa ne yow le maire Adi monsieur le président sas na leen mais amuñu benn yaakaar benn doute que ni sas boobu di ngeen ko accomplir nu mu waree pour qu'au soir du 31 juillet ñu gagner largement li ma fi gis nag dal na sama xel parce que dans beaucoup de communes boo ko demee les gens dañ la naan le problème ce sont les jeunes et yàlla def na yow les jeunes téye nga leen yaa ngi jàkkaarloog moom les jeunes les plus radicaux sont avec toi kon bu ñu amee jeunes yi am famille yaakaar naa ne lu si des dootul nekk problème pour ñu dajale jox victoire bi à plus de 80%. ñu ngi leen di gërëm di leen rassurer di wax ne président wax nañu affaire électrification bi dinañ ci jublu incha allah maa ngi koy wax si ngoon ba léegi Ndiédiène l'objectif mooy d'ici 2025 ñu am accès universel à l'électricité et que loolu yaakaar naa ne yéen Ndofane yéen a ngi gis seen bopp si politique yi nga xam ne moom le président tëral et loolu yaakaar naa ne deful lu dul di ñu rassurer mënuma terminer nag te gërëmuma le maire docteur Macoumba Diouf docteur Sy
ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun damay fàtte souvent Khalifa Wade ak Baye Niass ak le très dynamique Daniel Sow qui est en train d'organiser depuis ce matin et je pense que loolu lu baax la en tout cas continuer leen yéen Ndofane yéen a ngi nii pare ngeen pour voter le président Macky Sall xam leen ne loolu moo gën loolu mooy continuité loolu mooy mun a permettre travaux yi nga xam ne commencé na ko ci électricité commencé na ko ci eau commencé na ko ci voirie ñu mun ko continuer donc dans la stabilité dans la sérénité parce que Sénégal dëkku jàmm la Sénégal dëkku teranga la loolu rek la ñu xam asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo alena autoroute ba ila Touba tabax fi ay juma Macky yow la nu wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële voilà donc ak ñëpp daal ñi nga xam ne ay tête de file lañ vraiment di la souhaiter la bienvenue parce que xam nañ ne vous êtes très débordé parce que fi ngeen jaar yëpp bari na war a am feneen fu ngeen dem moo tax vraiment très rapidement li ñuy def rek mooy won la ne en tout cas au niveau de Ndofane moom boo xam nga ne politique dafa compliqué gars yi groupe yi mais au niveau de Ndofane ñun ñu ngi def daal li ñu war a def Ndofane moom ñu ngi fii di meeting bon j'ai fait au moins 4 meetings dans la ville maintenant je suis dans les caravanes j'ai fait tous les quartiers enfin il me reste un quartier n'est-ce pas moom lañ war a def xam naa demain voilà déjà avec Cheikh Ndiaye je pense qu'on va faire un truc commun jeudi aussi moom dafa voyager mais ce matin on a échangé sur ce qu'il faut encore faire en commun parce qu'au moins on a fait 2 activités en commun voilà bon ça veut dire que vraiment on a de l'espoir nag on a de l'espoir donc dëkk boo fa nekkee bon yàlla def fi donc j'ai été maire et tout donc am lu ñu fi def bon je pense que mën na participer ci li ñuy yombal liggéey bi ndax ñu ngi dem ci nit ñaa ngi ñuy wax bon la journée la plus dure c'était hier au Louma xam nga Louma moom on a souffert hier parce que Louma bi waaw on a mis beaucoup de temps là-bas presque 3 heures de temps on est allé d'étal à d'étal donc mais il y avait de l'espoir quand même parce que Louma boo fa jaaree day mel ni jaar nga ci département parce que les gens viennent de partout ah moi je m'en suis rendu compte damay laajte fan nga dëkk mais les gens viennent de partout voilà loolu yëpp ci liggéey bi la vraiment en espérant que bon li ñu wax yëpp dinañ ko def parce que comme le vote nag est secret te léegi kenn xamatul li nga mën rek mooy wax ak nit ñi am yaakaar en tout cas on met en avant tous les atouts qu'on a surtout nag lutter contre la cohabitation parce que wax nañ leen danger bi nekk ci cohabitation bi je crois que loolu lu ñu war a gën a mën a mettre en avant la voilà li ci des nag mooy dinañ continuer liggéey bi il nous reste 3 jours yooyu il faut mettre le paquet parce que il nous faut véritablement gagner ces élections là c'est une question voilà vitale waaw politique c'est cette affaire de législative voilà donc xam nañ ne yéen aussi lii yombul parce que ak Kaolack déjà c'est beaucoup de problèmes donc on a compris que temps bu bari Kaolack ngeen ko defee c'est un peu plus de la moitié de l'électorat ça se comprend donc ñun ici en arrière dañu war a assurer ñun tamit ko defee li ngeen di am foofu buñ ko booleeg li ñu am dinañu mën a permettre ñu am ay résultats yu baax donc vraiment di la encourager j'espère que vous êtes prêts à voter Benno. Voilà affaire bi daal Benno la na ngeen ko def leen ko seeni waa kër def leen ko seeni xarit seen am di jàmm benn réew mënut a am ñaari kilifa ñaari kuy mun ñoo bokk benn mbalka fii daal benn chef moo fi mën a am muy le président Macky Sall mu continuer liggéey bi nga xam ne moom lay def ci biir Sénégal waaw ñun daal ci loolu lañ leen di woo kon nag monsieur le candidat DG Pape Mademba Bitèye vraiment ñu ngi leen di souhaiter encore la bienvenue. ñu gis say baloore dinaa la delloo ñu kër góoru Marème Faye Sall jaaraama Train Express bi am na fi njariñ lool bourse familiale bi am na fi njariñ lool sa vision bi weesu na seen gis
dialyse césarienne